محمد 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous implorons son pardon, son aide et sa guidance. Nous revenons en lui repentants. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui que la guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui laisse dans l'égarement ne saura trouver de guide en dehors de lui. J'atteste qu'il n'y a divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur ceux qui auront suivi son chemin jusqu'au jour où les regards seront figés. Chers frères et sœurs en la foi, le cœur joue un rôle central dans la vie spirituelle du musulman. En effet, c'est le cœur qui conçoit la foi du musulman à laquelle Dieu a tant appelé les humains. Cette foi qui est une condition sine qua non pour entrer au paradis. Également, c'est dans ce cœur que se formulent les intentions qui déterminent l'agrément ou non des actes d'adoration. Ainsi, si le cœur est purifié, les intentions seront bonnes et les actions seront agréées. En revanche, si le cœur est souillé, les actes seront entachés d'ostentation. De ce fait, ils ne seront point acceptés et se transformeront en châtiment pour celui qui les a accomplis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith selon Omar ibn al-Khattab, certes les actions ou bien les actes ne valent que par leurs intentions et chaque acte sera rétribué selon l'intention qui en est formulée, rapporté par Bukhari. En outre, le cœur est le commandant des autres parties du corps. S'il leur donne des ordres, qu'ils soient bons ou mauvais, les membres du corps les exécutent à la lettre sans jamais le désobéir. Ainsi, si le cœur est purifié, les membres accomplissent de bonnes œuvres, mais s'il est souillé, les actions seront mauvaises. C'est dans cette perspective que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith d'après Abdallah ibn Mas'ud, certes il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, fait que tout le corps le devient. Aussi, s'il est corrompu, le corps le devient aussi. C'est le cœur, rapporté par Bukhari. Enfin, le cœur pur est le seul qui sera utile au jour dernier. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles si ce n'est un cœur pur. Cependant, chers frères et sœurs à la foi, il peut arriver que ce cœur tombe malade, qu'il soit privé de la lumière divine. Ainsi, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, il arrive que le cœur rouille comme cela arrive au fer, rapporté par At-Tirmizi. Allah, dans le livre saint, le stipule en ces termes. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah a fait croître leur maladie. Et ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Rapporté Surat Baqarah, verset 10. Ainsi, quand le serviteur sent les symptômes de la maladie, il doit se précipiter pour se soigner. Mais s'il la laisse sans en prendre soin, la maladie s'aggrave et peut le conduire à un cœur mort, qui selon Abu Anas Ahmad Karzoun
est le cœur du mécréant et de l'hypocrite en matière de croyance. C'est un cœur sans vie qui obéit et se soumet à ses passions et ses plaisirs. Aveugle, il s'empêtre dans la voie de l'égarement. Chers frères et sœurs en la foi, cette maladie peut avoir plusieurs causes. Entre autres, on peut citer l'ignorance qui fait que le musulman ne puisse distinguer la foi de la mécréance, les obligations et les interdits. Ainsi, il suit ses passions qui lui dictent ses actes. De ce fait, les péchés qu'il fait forment des points noirs dans son cœur jusqu'à le couvrir et par conséquent, ce cœur devient noir. L'autre cause peut être la négligence ou le laxisme, qui est le fait que le musulman connaît les obligations et les interdits, mais dominé par ses désirs et passions, il les néglige. Ainsi, il retarde ses prières ou les délaisse volontairement et minimise ses péchés. Troisième cause, la persévérance dans les mauvaises actions. C'est quand le musulman oublie le repentir, il commet des péchés qui constituent des points noirs dans son cœur. Ainsi, il persévère sans se repentir et son cœur se couvre de ténèbres. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand le croyant commet un péché, un point noir est imprimé dans son cœur. S'il se repent, s'abstient des péchés et implore le pardon d'Allah, son cœur en sera nettoyé. Mais s'il continue dans le péché, le point noir s'agrandit jusqu'à lui couvrir le cœur. C'est cela, la rouille citée par Dieu dans le Coran, que non, en vérité, leurs cœurs sont couverts de rouille, rapporté par At-Tirmizi. L'autre cause, quatrième, est la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, qui ne sera que regret le jour dernier. En effet, Allah nous raconte l'histoire de la personne qui regrette d'avoir eu une mauvaise compagnie en ces termes. Malheur à moi qui ai choisi un tel comme ami. Il m'a certes détourné de la droiture après qu'elle me soit venue. Ainsi, chers musulmans, chères musulmanes, quand le cœur devient malade, il est envahi par les équivoques et les désirs, au point qu'il se détourne de l'amour d'Allah et de son messager. Il devient ainsi souffrant et corrompu. Par conséquent, le musulman devient paresseux quant aux obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son amour pour la vie d'ici-bas augmente et son slogan sera « Tous les moyens sont bons pour avoir ce qu'on désire ». Également, ses péchés se multiplient, son cœur reste indifférent à la lecture du Coran et il déteste qu'on lui fasse des rappels sur la foi. À ce stade, si le musulman ne se soigne pas, le cœur sera alors castré et jamais il ne pourra retrouver la foi, qu'Allah nous en préserve. Allah le souligne dans le livre saint. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue. Pour eux, il y aura un grand châtiment. Soit Baqara, verset 7. Dès lors, il devient urgent de purifier ce cœur pour avoir une vie paisible d'ici-bas et dans l'au-delà. Pour cela, le musulman doit commencer par se repentir de ses péchés afin de purifier le cœur de toutes les ténèbres qui l'entourent, causées par les points noirs dus au péché qu'il a commis. Deuxièmement, rechercher le savoir afin de connaître les recommandations d'Allah pour les appliquer et les interdits afin de les éviter. Troisièmement, respecter les obligations divines car chaque acte recommandé a un effet direct sur le cœur. Ainsi, la prière interdit au cœur de verser dans les péchés, le jeûne offre la crainte d'Allah et l'aumône purifie le cœur de l'avarice, entre autres adorations. Quatrièmement, pratiquer le zikr dont Allah nous montre l'importance dans ce verset. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité. Surat Hadid, verset 16. Cinquièmement, lire le Coran et visiter les tombes pour se rappeler de la mort. Ceci est une recommandation du prophète dans un hadith où il dit: certes, il arrive que le cœur rouille comme cela arrive au fer. Quel sera le remède au messager d'Allah, demandent les compagnons. Il répond: la lecture du Coran et le rappel de la mort, rapporté par At-Tirmizi. Sixièmement, être en compagnie des pieux. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Kahfi:
Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et en dernier lieu, les invocations, les doigts, car malgré qu'il soit prophète, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait des doigts en ces termes. Ô Allah, toi qui détournes les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion. Donc, chers frères et sœurs, à la fois, ne laissons pas nos cœurs souillés par les passions et l'amour du bas monde. Tâchons de les purifier au jour le jour par le biais des recommandations énumérées plus haut. Ainsi, on aura une vie paisible dans ce bas monde et au jour dernier, où rien d'autre ne sera utile à qui que ce soit si ce n'est un cœur pur. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhanahu wa taala di ko sant cant gi nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngir xéewal ak wërsëg yu bari yi nga xam ne moom borom bi defal nañu ko te amul woon benn obligation, amuñu benn moyen de pression boo xam ne mën nañ ko koo teg gi mu defal ñu ko. te ñun également itam amul dara loo xam ne def nañ ko ci kanamam ba mu rus ñu si wala sax ba mu yéemu si ab jàll ñu am yàlla bu ñu def daal ñi may xewal yooyu. moo tax mun nañu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, boo leen nekkoon di jéem a lim xéewal yi leen seen borom defal doo leen ko mën a fas mukk. kon ñu ngi koy cant si loolu. ñu ngi julli dem di sëlmal ci ki nga xam ne mooy sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala yónni nañu kat wa in tuti'uhu tahtadu, bu fekkente ne moom topp ngeen ko kat xam leen ne di ngeen texe di ngeen jub. te ku jub bés penc boo ñëwee si kanam yàlla subhanahu wa taala dina la yërëm, te yàlla ku mu yërëm da ngay daal di texe. ñu ngi koy ñaanal jàmm moom ak ay njabootam ak ay saxaabaam ak képp koo xam ne topp na ay jéegoom ba keroog bés penc. mbokk jullit yi ñuy fàttali rek ne am na benn pàcc bi nga xam ne bokk na ci doomu aadama, yàlla bind ko dugal ko ci endroit boo xam ne bu làqu la ci wàllum santé rek bu ñu ko di jël physiquement mu am rôle bu rëy boo xam ne daf koy jouer ci suñu yaram, waaye suñu wàllum diine aussi suñu wàllum ngëm yàlla subhanahu wa taala muy jouer le même rôle te moom mooy xol. mbokk yi tey bari na ci ñun ñi nga xam ne seen ay cër lompañ nañ, seen santé fragile na parce que seen xol moom moo am problème moo tax. waaye xol boobu rôle bu muy jouer ci wàllum santé nga xam ne physiquement sa xol su baaxulee da ngay faible lool, say cër day lompañ lool. xol bi rôle boobu lay jouer ci diine bi nga xam ne moom mooy doomu aadama digganteem ak yàlla subhanahu wa taala. mbokk yi xol ñu xam ne moom mooy partie nit bi nga xamante ne ci ni kat moom mooy taataan ngëm yàlla subhanahu wa taala. xol moom mooy taataan ngëm yàlla subhanahu wa taala. yàlla kenn du ko gëmee ci xel, kenn du ko gëmee ci ay cër, waaye ci xol lañ koy gëm. léegi nag xol bi nag di transmettre ngëm yàllaam googu ci ay cër ji ko jëfe. kon mbokk yi loolu lu jara jara bàyyi xel. waaye mbokk yi benn ponk bi nga xam ne bu am solo la, ab condition boo xam ne pour suñu jaam yàlla mën a nangu il faut ñu matale ko, moom mooy yéene bu baax. mbokk yi xol boobu moom mooy taataan, moom mooy defar yéene bi nga xam ne dafay dépendre ci moom nangum jëf ak ñàkk nangum jëf. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis bi nga xam ne Omar ibn Khattab moo ko nettali, Buxaari soloo ko, mu naan ñu innamal a'maalu binniyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa. mbokk yi yéen sax di wax ne nañ xam ne jëf ñi jëf yëpp muy suñuy jaam Yàlla ñuy def yëpp dafay dellu ci li nga xam ne mooy suñu ay yéene. nit ki lépp lu muy jëf ci kaw suuf rek dañ koy delloo ci yéene, bu fekkee def ci jublu jaamu Yàlla. bu fekkee yéene bi kat yéene bu sell la mu méngoo ak ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaleekat jëf boobu ñenn na ci nangu yàlla borom bi daf koy daal di nangu. waaye ndax lu mu ñuru ak jëf Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne sellul, yéene bi kat baaxul, dañ koy def ngir ñu tagguñu wala ngir nit ñi kontaan ci ñun,
nañ xam ne kat jëf jooju di nekk ci jëf joo xam ne jëf yu nangu lay doon. te yéene boobu kat li koy def moom mooy xol bi nga xam ne ni moom la yàlla bind daal di koy defal suñu biir ay dënn. kon mbokk yi ñu xam ne kon jar na ñu taxawaat jéem a analyser waat rôle bi nga xamante ne si ni xol mu ngi koy joué ci li nga xam ne moom mooy si diggante nit ki ak borom subhanahu wa taala. waaye mbokk yi am na beneen rôle boo xam ne xol mu ngi koy joué mooy suñu cër yi ndekete jëf ñuy jëf yëpp xol bi moom mooy le commandant. xol bi moo koy coordonné bu fekkente nit ay jëfam dafa jéng jëm si ay safaan na xam ne xolam feebar na ndax xol bi mooy joxe ay recommandation cër yi di jëfe. bu fekkee ne ay cëram jéng nañ jëm ci lu neex yàlla subhanahu wa taala na sant boromam te xam ne kat xol bi moom mooy commandé li nga xam ne mooy cër yooyu ci yooyu ñuy def. yéen saa sallam moo ñu wax benn xadis ala wa inna fil jasadi mudga ida salahat salahatil jasadu kullu wa ida fasadat fasadatil jasadu kullu ala wa hiya al qalb. yéen saa sallam nee na am na si doomu aadamam ci yaramam benn partie boo xamante ne si kat bu fekkente ne partie bu laab la ay cëram yi des yëpp dañuy daal di laab. jëf muy jëf dafay méngoo ak li yàlla subhanahu wa taala bëgg dafay méngoo ak yoon bi nga xam ne kat moom la yonent saa salaam tracé ngir daal di si jaar. wante bu fekkente ne cër boobu tamit dafa feebaru spirituel feebaru ngëm yàlla subhanahu wa taala na xam ne kat cër yi aussi seen ay jëf dafay jëm ci loo xam ne kat mooy yàlla subhanahu wa taala waaye dum moo ñu yoon bi nga xam ne moom la yonent saa salaam daal ñuy tracé ñu ne mu ne loolu moom mooy le cœur moom mooy xol bi. kon ñun suñu bëggee suñu ay cër suñu ay jëf méngoo ak ay recommandation yàlla subhanahu wa taala nañ fexe ba travail li nga xam ne moom mooy suñu xol ba mu nekk xol boo xam ne nii xol bu laab lay doon. mbokk yi ñu xam ne itam xol bu laab la bu bokk na si importance am mooy ne bés penc yàlla subhanahu wa taala nee nañu li tax ñu mën texe kat mooy li fay amal nit ki njëriñ du alal ju bëri du ay doom yu bëri du leneen du daraja du dara mais ku fa ñëw ak xol boo xam ne xol bu laab la. yawma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allah bi qalbin salim. yéen sax ne bés bi nga xam ne du fa amal nit ki njëriñ alal ju bëri du amal nit ki njëriñ ay doom yu bëri lu dul ni koo xam ne dafa ñëw indi fa ab xol boo xam ne nii xol bu laab la. kon mbokk yi loolu jar nañu taxawaat bu baax si di travail waat ci li nga xam ne moom mooy suñu xol. waaye mbokk yi ñoo xam ne nag xol boobu nekkul loo xamante ne si rek dañ koy bàyyi noonu boyal ka rek. lu muy mel dafay dépendre si ni nga koy toppatoowee demel ni sa motoru oto rek ni nga koy entretenir mooy tax mu am vie boo xam ne vie bu longue lay doon mais également mu nekk en bon état. mais soo ko bàyyee respecté woo vidange bi respecté woo entretien bi dafay am ay problème nga xëy taal muy bañ a tàkk ñu lay pousse et cetera parce que da nga bàyyi sa moteur daal di am mauvais entretien. waaye xol boobu aussi tamit noonu la laajee entretien soo ko bàyyee ak moom kese mën na feebar bu wute nag ak feebar yi ñi xam yi nga xam ne docteur moo koy faj waaye feebaru ngëm yàlla subhanahu wa taala. loolu yéen saa sallam moo ñu xamal si benn xadis bi nga xamante ne si ni kat Abu Hurayra moo ko nettali Tirmisi soloo ko mu ñuy xamal ne xol dafay xomaat comme ni nga xam noonu la fer di xomaate weñ. yéen saa sallam nee na xol dafay xomaat comme ni fer di xomaate innal quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid. xol day xomaat comme ni wañ di xomaate. waaw joxe na solution nag si naka lañ koy defaree te nañ si ñëw mais juste pour wane rek ne nit ki soo bàyyee sa xol moom gis ak boppam mën na feebar bal sax mën na dem ba daal di def li nga xam moom mooy xamaat. kon loolu ba tey dafay wanewaat importance bi nga xam ne ñuy toppatoo suñu xol am na ko. borom bi subhanahu wa taala aussi di ñu xamal ba tey ci alquran di confirmer di ñu xamal ne xam leen ne xol bi kat bi ba leen defal ngeen si taataan seen ngëm yàlla subhanahu wa taala bu fekkente ne toppatoo woo leen ko entretenir leen kat xam na ne dina feebar. fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada. yàlla bi muy waxaan naa fekk dafa ne ñoom seen xol dafa am feebar bu si nekk. léegi nag comme seen feebar boobu daf say nekk nangu ñu ko toppatoo di ko gën a suuxa seen feebar boobu man ma loolu leen si beneen feebar encore. moo tax mu ne fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada wa lahum azabun aliim bimaa kaanu yaksibuun. ñoom kat yow na xam bu ñu ñëwee kat nañu fekk mbugal boo xam ne mbugal bu tar lay doon. kon ñaar yooyu dafay wane ne kat dafay def xol dafay feebar boo xam ne dafay dellu ci ngëm yàlla subhanahu wa taala. xol bi bu feebaree nag feebaru ngëm yàlla dafa am ay njeexintal yu muy def si yaramu doomu aadama bi. bokk na si njeexintal yooyu da ngay tayal ci wàllum jaam yàlla subhanahu wa taala.
nit ki bu fekkee dafa sàgganee xolam bàyyee ko ak boppam entretenir ko toppatoo ko ba xol bi feebar bokk na si nu mu koy xamee mooy ne na xolaat boppam ba xam est-ce que tayalul ci jaamu yàlla subhanahu wa taala commencé que si obligation yi ba si acte surrogatoire yi bu fekkee jullil da nga siy tayal mën nañ nodd ngay seetaan football wala ngay seetaan théâtre wala ngay seetaan film sa xel sax dem seen nodd nañ mën nga ko dégg sax mais après mu nga ne garaaw mën naa xam après ma soog a julli boobu xamul ne sa xol mi ngi commencé feebar parce que nodd nag moom boo ko déggee li si teg moom mooy jukk waajal dem julli ji si fi nga xam ne moom mooy ca mbooloo ma kon loolu nekk ay mbir yi nga xamante ne si jara bàyyi xel beneen bu si xol bi bu feebaree tamit nit ki dafay am problème pour téye boppam ci mooy yàlla subhanahu wa taala bàkkaar daf koy yomb dafay xeeb li nga xam ne mooy ay bàkkaar bal daf koy sax négliger mu ñu def ay bàkkaar sax du ko sax sentir jàpp ne deful dara sooy waxaal moom ci wàllum diin di ko waar sax dafay daal di mer léeg-léeg jàpp ne da nga ko xeeb xanaa yaa ma gënoo maa xam gënoo maa jàng su boobaa xamal ne yow sa xol dafa am feebar boo xam moo tax nangu woo dégg li nga xam mooy dëgg bi ñu lay wax parce que rëy nag bokk na si ay feebaru xol te saa sal nee na al kibru batarul xaq wa xamtul naas nee na rëy moom mooy bañ dëgg waaye xeeb nit ñi bu fekkee da ngay sàgganee say jaamu yàlla wala nga nekk si ay ñaawteef di ko def sa morom di la si waar di xool nu muy def ba nga génne situation yi nga siy jëlee mer ak ñëkk ak di xuloo ak moom ak di ko mere xamal ne boo commencé sentir loolu yow sa xol bi ngi am feebar au contraire su nit di ñaax si wàllu diine di la fàttali da nga si war a kontaan jëlee si mbégte mais également fexe nooy changé ba tegu si yoon bi nga xam ne yoon yàlla subhanahu wa taala kon loolu nekk na loo xamante ne si lu ba jara bàyyi xel na léegi nag am na ay mbir yi nga xamante ne léeg-léeg moom mooy indi nit ki xolam daal di feebar ay cause bokk ni si cause yooyu li si njëkk moom mooy ignorance mooy ñàkk xam nit ki bu fekkente ne jàngul diineem ba xam ana lan mooy liñ ko tere ana lan mooy liñ ko digal yoo xam ne ay fartal ay fardu ayni la yoo xam ne moom daf ko war a def diggante ak yàlla subhanahu wa taala dara doxu si waaye yii ay mbir la yoo xam ne borom bi daf koo tere daf ko war a moytu sori ko bàyyi ko ba jeex tàkk su boobaa dafay mel nii rek koo xam ne ay bëtam du gis day mbëkk rek di dem léeg-léeg mu daan léeg-léeg mu jukk léeg-léeg mu dugg si ay bàkkaar xuus ba sori lool te du xam ne sax mu ngi def ay bàkkaar waaye léeg-léeg mu sàggane ay mbir yoo xam ne ay farata la te du xam ne sax diine ay farata yu muy sàgganeel loolu nag su ko dalee dafay dem ba bàkkaar yu muy def dem ay jeexintal si xoolam boo xolam daal di feebar kon li si njëkk moom mooy ñàkk li nga xam mooy ñàkk xam-xam bokk na si également lii di jur feebar xol moom mooy nit ki di sàggane li nga xam ne moom mooy relation diggante ak yàlla subhanahu wa taala di sàggane ay jaam yàlla julli yi ngay xool heure bu la arrangé nga julli heure boobu donte ne amoo sax ngànt bu fekkente ne alxuraan la mën nga toog weer at doo tijji alxuraan daal di koy liir waaye bàkkaar yi nag nga ci sàggan lool di def loo sax passion nam rek nga topp ko ci mooy ki nga xam ne dafay dem ba finalement sax bakkenam ma mujjee nekk sax yàlla afara ayta man ittaxasa ilaahu hawaa ku dem ba nga xam ne sa bakken mooy nekk sa yàlla lu ko neex rek neex na lu ko neex rek si ngay dox boo nekkee si négligence boobu nag da ngay dem ba yenn saa bi mu waxoon moom moo lay dal yenn saa nee na jaam bi saa bu defee bàkkaar rek dafa am benn tomb bu ñuul buy tegu si xolam chaque bàkkaar bu def rek dafay teg su tuubee nag yàlla day effacé ñi nga xam ne bàkkaar mais également day effacé wàllu point yu ñuul yi nekk si xolam waaye bu fekkente ne tuubul changé wul continue di sax si ay bàkkaar point yu ñuul yooyu day dem daal di muur xolam bi xolam daal di ñuul yenn saa nee na foofu la yàlla di waxee nag kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun nee na aaya boobu noonu lañ koy firee kon bàkkaar yu bëri yi muy def ndax négligé li nga xam ne moom mooy lii di ay jaam yàlla am moom mooy indi li nga xamante ni si moom mooy xolam daal di feebar te bu xol bi feebaree nag dafay am jafe-jafe loolu ngir tegu si li nga xam mooy si yoon yàlla subhanahu wa taala beneen bis des moom mooy nit ki nag ginnaaw boo mu nekkee ku négligent mu sax également ci bàkkaar yooyu kon li ñu waxoon léegi moom moo koy daal di dal beneen bi moom mooy nga am ay àndandoo yoo xamante ne si kat ay àndandoo yu wàcc topp lañ ngay ànd ak ñoo xam ne duñ ay jaamkat yàlla subhanahu wa taala ngay ànd ak ñoo xamante ne mooy yàlla mooy seen première option su boobaa bu fekkente ne si yàlla dimbali la rek di nga dem ba di ànd ak ñoom ci bàkkaar yooyu parce que nit booy niitu da ngay xool ki nga xam ne moom moo la raw ci wàllum jaam yàlla subhanahu wa taala ngay jéem a nit sa bopp ci moom boo toogee ba gis ko muy def lenn sax nga jéem a xëcc mais bu fekkee da ngay ànd ak ñoo xam ne yaa leen tane soo moytuwul dinañ dem ba nga méngoo ak ñoom wala sax daal di leen yées
moo tax yenn saa si doon wax naan kii di ànd ak ku baax ak kii di ànd ak koo xamante ne si baaxul day mel ni kii di ànd ak ab kuy jaay parfum ak koo xam ne ab forgeron la nee na ki nga xam ne mooy le forgeron bu fekkente ne ñuulalu la joxu la xet boo xam ne xet bu naqari la ci wàllum këriñ yi ak ci feereeg yooyu soo may dul na lakk sax yére bi nga xam ne yére bi nga sol waaye bu fekkente jaakati parfum la bu fekkente ne may def parfum yóbbu sax léeg-léeg mu xeeñal tuuti nga xeeñ parfum kon ànd ak kuy jaam yàlla noonu la mel bu la indiwul ba nga àgg si wetam sax léeg-léeg boo nee def dara di nga am kersa di ko def si kanamam wala sax boo gisee mu def dara sax ngay si mu jàng aw xaa nga ne ak xaar mu tëj waale xool tuuti mu lay yóbbaale tuuti mais fekkente ne kuy mooy yàlla la soo may tuuti dina la dugal ci li nga xam ne mooy ci lu mu nekk wala sax benn koo sori lool ci camp bi nga xam ne mooy camp bu mu dugg kon mbokk yi yii nii ay mbir la yi nga xamante ne si nii nit war na koo moytu ngir mën a génne boppam ci li nga xam ne moom wala ngir mën a moytu ko li nga xam ne moom mooy feebar yi nga xam ne lay feebaru xol yi nga xam ne bu si nit ki nekkee rek boo ko dalee mën na ko yóbbee musiba keroog bés penc si kam yàlla subhanahu wa taala léegi nag naka la nit mën a def ba mën a saafara boppam wala bu fekkee dala ko mën a moytu li nga xam ne moom mooy feebaru xol bokk na ci yooyu li si njëkk moom mu tuub dellu si borom bi subhanahu wa taala mbokk yi tuub lu am doole la waxoon nañ léegi ne nit ki su def bàkkaar day am ay points yu noir yu ne si xolam bés bu muy tuub bés boobu la point yu noir yooyu di set wecc si xolam mu nekk leer boo xam ne moom mooy muur xolam boobu mu nekk un point de départ boo xamante ne dafay commencé ngir mën a jëm nag daal di jubbi si borom subhanahu wa taala te tuub bokk na si li si gën a yéeme mooy ne borom bi subhanahu wa taala nee na moom nu muy kontaanee si tuub nu mu ko mën a misaalee si ñun ba ñu ko comprendre rek moom mooy demel ni benn waaye bu voyagé si désert di voyagé si désert jël ab gëléem def si ab provision bi yëpp këram gi rëcc si désert bi daal di daw ndoxam ak lekkam yëpp si la nekk mu xam ne fii nag moom dee rek moo fi sës mu tëdd si benn ker di xaar dee ñëw naka la foree bët yeewu rek gis gëléem gi taxaw si wetam rek mu kontaan xam naa sekk ab njaw wala jaw lay sekk lay sant mu kontaan ba ne ay yàlla yaa baax waaye ma ngi lay sant yow mi di sama jaam man may sa buur ndax kontaan bu ëpp yàlla nee na kooku bi muy kontaanee ba wax jooju noonu ba jàppare man maay jaamam moom mooy sama buur ndax juum ndax kontaan rek ndax alalam yi ñëw na lekk yi ñëw na yu mel noonu nee na man lu ko raw laay kontaanee bu jaam ñëwee tub sama kanam man yàlla subhanahu wa taala te Iblis également tub la gën a bañ ci nii nit ki di def yàlla bu mu waxee suratul Ali Imran wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llaha fastaghfiru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba illa allah nee na ñi gëm yàlla subhanahu wa taala boo ko ne seen ay critères suñ defee ñaawteef rek si saa si dañuy fàttaliku yàlla daal di tuub jégalu borom bi subhanahu wa taala yàlla daal leen jéggal Iblis bi aay bi wàccee dafa yuuxu woo ay ñoñam ne leen kaay dem ba gaa yi ñu mooy leen suñu liggéey yëpp yàqu na ñu nekk mu ne yàlla nee na ñoom kat jaam yi bu ñu defee bakkaar bu ñu tubee mu jéggal leen kon kay ñun suñu liggéey yàqu na ak lu ñu mëntu yóbbu ba ñu def ko bu ñu tubee yàlla leen daal jéggal gaa yi nag wax nga dëgg rek kon dañu suñu liggéey amul sens mooy leen am naa solution ni ñuy def mooy leen dañ leen di fàttaloo tuub nañ fexe ba ñu fàtte li nga xam ne moom mooy tuub mooy nit ki léegi na def ay bàkkaar bu fàtte sax daal di tuub jéggi dellu si borom bi subhanahu wa taala kon bokk yi nañ tuub dellu si yàlla subhanahu wa taala ngir mën a laabal suñu xol ci loolu bi si topp moom mooy ñu sàkku xam-xam ngir xam lan la yàlla digal si ñun ñu def ko waaye ñu xam yàlla tere si ñun daal di koy bàyyi mbokk yi jaam yàlla ñuy def bépp boo si jël dafa am effet yu muy def si sa xol yow doomu aadama bi julli dafay laabal sa xol ba daf lay moytuloo ay bàkkaar ak ay ñaawteef inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mbokk yi woor daf lay may ragal yàlla subhanahu wa taala kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun mbokk yi joxe mooy saraxe dafay laabal sa xol ci li nga xam mooy si nay ak si iñaan xuz min amwalihim sadaqa li tuzakkihim biha jëlal seen alal yi sarax bi daal di leen laabal ci lool kon ak yeneen jaam alxuraan boo koy jàng dafay leeral sa xol bépp jaam yàlla bu di la boo si nekkee dafay daal leeral li nga xam moom mooy sa xol kon sàkku xam-xam ba xam li ñu war a def ñu nekk ci mais li ñu tere am naa di koy bàyyi beneen bis des moom mooy ñu respecté jaam yàlla yi ñu yàlla digal ginnaaw bi ñu jàngee ba xam ko waaye bokk na si également di zikr lu bëri dafay azkar yu bëree bëri astaghfirullah bokk na si li nga xam ne dafay laabal xol subhanallah alhamdulillah bëri na mënuñu ko leen ba mu jeex waaye mbokk yi bokk na si di jàng alquran waaye di fàttaliku li nga xam ne moom mooy dee yenn saa sallam ba mu waxee xadis bi ma waxoon ci kaw ne xol day xomaan noonu la wax ne que leen fréquente ñi nga xam ne moom mooy ñi baax di zikr suba ak ngoon te moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bi si mujj moom mooy ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala bu daal ñuy laabalal suñu xol
ngën di mbindeef nga xam ne mooy suñuy référence danaan ñaan yàlla subhanahu wa taala allah yaa muqallibal qulub thabbit qalbi ala diinik. yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi wëlbati xol yi nu mu la neexee maa ngi la ñaan nga saxal sama xol ci li nga xam ne moom mooy sa yoon. kon mbokk yii buñ si nekk yàlla mën nañoo dimbali ba suñu ay xol di laab fu ñu mënti nekk ba buñ dajee ak moom bés penc indil ko xol boo xam ne ñu xol bu mu bëgg la mooy xol bu laab bi nga xam ne moom la wax ne kat moom rek moo ñu mën a njëriñ fi nga xam ne mooy bés penc. di tëjee nag di fàttali mbokk yi ne leen ñu ngi si weeru tabaski tàmbali na bés ni ki tey muy weer boo xam ne si ñeenti weer yi am solo yi ëpp solo si islam la bokk mooy li ñuy wax les mois sacrés di weer boo xam ne itam yenn saa salaam dafa wax ay wax yu rëy si fukki fan yi nga xam ne fukki fan yu njëkk yi fukki fan yu njëkk yi mooy commencé que tey ba le 16 mooy jour tabaski donc le 15 mooy taxawaayu arafa yenn saa salaam dafa nañu kat weer na boo xam ne dañuy multiplier jaamu yàlla yi comme ni ñu koy defee si weeru koor kon baax na ñu gën a yokk suñu ay jaamu yàlla profité aussi yokk suñu ay jaamu yàlla ngir laabal suñu xol mi ngir gën a jege borom bi subhanahu wa taala bépp jaamu yàlla nag moo xam julli naafila la moo xam saraxe la moo xam woor la surtout yenn saa salaam danaa woor 9 jours yëpp yu njëkk yi donc ba jour tabaski jot daal di arrêté mais ba si taxawaayu arafa daf ko daan woor soo ko mënul aussi nga langaawum si taxawaayu arafa nga xam ne léegi nit ñi miin nañ ko yenn saa salaam nee na ku woor taxawaayu arafa dañ lay baal c'est bàkkaari at bi weesu ak at bi nga nekk muy ñaari at kon loolu ay mbir la yoo xam ne ay ngëneel yu am solo la yoo xam ne war nañ si mën a bàyyi xel bu baax a baax sopp nañu si également ngay def ay takbir ay zikr subhanallah la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah am na sax ay formule yoo xamante ne miin nañ ko si tabaski yi allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar wa lillahi alhamd allahu akbar kabira alhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila yépp miin nañ ko ñu koy def du rek pour bés tabaski mais bu weer bi feeñee ba keroog jour boobu noonu yépp donc mën nañu ko siy def ba sax 3 jours yi nga xam ne 3 jours tabaski yi kon mbokk yi lii jar nañu bàyyi ko xel di si gën a góorgóorlu bu baax a baax surtout bés bi nga xam ne mooy bésu arafa nga xam ne le 15 lay tombé samedi le 15 buñ taxawee bu ñu wooree ba pare si ëllëg si mooy nekk bés tabaski insha allah allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qum ila salati yarhamukumullah